téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Bassirou Ba jiite mouvement bii di aar suñu moomeel ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum agriculture lépp lu jëm ci wàllum sàmm jeeg mbay meeg loolu yëpp ñu fas yéene ko faram-fàccee si biir émission Bassirou Ba maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. jërëjëf sëñ El Hadj Malick maa ngi lay nuyu di la delloo ziar di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan ITV. alors aar suñu moomeel yow yaay njiit li Bassirou Ba lu tax aar suñu moomeel laataa ñu ko bu baax si waxtaan bi. waaw li tax aar suñu moomeel moom lu yaatu la. mooy dañ nekk doomi baykat. nekk ci réewum bay juddu ci màgg ci lool mu am ay jafe-jafe yu bëree bëri. ñu ñëw fii ci réewum taax bi. bi ñu ñëwee tamit gis ne wax dëgg yàlla dara changé wul foofule. loolu nag jàpp ñu ba nga xam ne bi ñu ñëwee fii tey di góorgóorlu. ñu gis ñu bëri lu xew Dakar ñu koy soppar ñi alors que boo demee ci dëkku taax yi ñu xam nañ ne mbay moo yor am réew te dara soppeeku fa ñu ngi sonal ci li nga xam ne mooy sàccum jur mi di ñu sonal bu ñu feebaree du ñu am fu ñu faju jee amuñu tali yu ñu dem amuñu courant jafe-jafe yi bëri fa suñu yaay yi suñu soxna yi di am problème ci hôpital yi bu ñu feebaree du ñu dem sax faju ji loolu nag bokk ci li nga xam ne gën nañu sonal te boo ne mbay wax dëgg yàlla ne tool ñu gis ne suñu suuf yi aussi ñu ngi koy jël ñu ci bëri ci ñoom ba ñun dañu am problème mu suuf bu heure bi jotee séddaleem jiw bi tamit mu xaw a doy waar lool ba nga xam ne dafa am nu la neex lañ koy defee boo jaay jotee tamit duñu am fuñ jaay jee duñu am nu ñuy jaay jee duñu xam ku ñuy jaay ji mu doon situation boo xam ne dafa doy waar ñu ne nag aar suñu moomeel war nañ mën a xalaat ba defaru fexe loo xam ne dañ dimbale képp kuy baykat ak sàmmkat ba nga xam ne bu nawet bi wàcc di nga mën a am fooy jaay je waaye di nga xam koy jaay je mais même sa jur bu réere aussi danañ fexe ba yombalal la ko ci wër mi waaye ci diggante nooy dem ak ñi nga xam ne ñooy suñ mbokk yi nekk ci kaw di takk dari gendarmerie parce que da doon jafe lool bu suñ jur réere sax duñ dem déclaré ji yu mel noonu daal bokk na ci li nga xam ne tey moo tax ak suñ moomeel sosu ci monde rural bi alors monde rural bi nekk lu leen soxla baax ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi waxtaanee lu jëm ci wàllum campagne agricole alors mbirum semence yi tamit nekk na pàcc bi nga xamante ni na Bassirou Ba soxal na leen trop façon bu ñu koy distribuer nekk leen jaaxal anam yi nga xamante ni moom lañ koy tëralee mu nekk li nga xamante ni yéen rafetlu woo leen ko benn yoon. waaw loolu moom góom bu fi yàgg la ñu ci bay rek suñu laaj mooy li nga xam ne ñu ngi koy jéem. mu doon nag lu xaw a jafe aussi parce que lu fi yàgg la te dañu yaakaar ne sax mbir mi feebar la maanaam nit ñi nga baal ma ci ni ñu koy waxee laago la boo xam ne mënta dañ ci monde rural bi ba baykat booy waxal tamit day gëm ne dañ ciy sonn rek waaye du mos a dañ parce que am na ñu fi jaaroon te yëfi daal mënta soppeeku te sëñ El Hadj Malick loolu dafa mënta continuer bu fekkee ne dañ nekk ci am réew ñu ne dañ yaakaar di suqaliku ci lan mbay gis nga fan yi bii réew mi jaxasoo yi ñëpp jaaxle dañ ne nañ dellu sa mbay ma képp koy wax kilifa diine yeeg politiciens yi moo xam ci woor ba mën a nekkee ça veut dire que kon mbay mi lañ yaakaar mbay nag mënoo ko yaakaar mbir mënoo ko yaakaar ba pare di ko mbubboo te defoo ca la ca war wala boo ci defee li ngay jéem it yëf du yegg si fa mu war a yegg si mais quand même li nga wax léegi nga ni mbir bi fekkee ni da nga koy mbubboo te defoo si la war mais quand même mën nga reconnaître que ni état bi ñu ngi def ay jéego yu am solo ci wàllu mbay mi waaw xam nga bu fekkee ne d'accord nga si loolu wala non d'accorduma ah bon bu dee ci slogan slogan fa la yem di nga gis slogan mais sur le terrain dafa yegg constat bi beneen non beneen affaire la ah bon oui parce que exemple bi ma lay jox rek mooy dañu wax ne daaw bi ñu Covid bi jàppee dañu dolli 20 milliards c'est-à-dire ñu ngi doon am 40 milliards par at la ñu daan jox lu jëm ci intrant mooy jiwu machine ak engrais ñu daan jox 40 milliards ñu dolli ñu ci 20 milliards de 60 kon dolli nañu 50% ca la ñu doon jox daaw aar suñu moomeel def na tournée bu yaatu ci ñetti régions yi Kaffrine Kaolack ak yëpp bi ñu demee ay xaalis lañ ñu doon jox ba ñu wax ko fu nekk ba nit ñi yëg ko alors que dañu dolli loon te daaw daf ci bokkoon jiw yi ñu joxoon matul parce que xaalis lañ ko mottali ko mais matériel da ci waroon bokk dem leen ngeen vérifier ak seen correspondant ak képp ku ñuy déglu ndax daaw am na benn matériel agricole wàcc ci monde rural bi amul benn oui te bokkut dara nag nga ne tegal nga ñu benn 20 milliards xam nga slogan nga ko mën tuddee kon boobu mooy benn deuxièmement bu fekkee ne dañuy continuer nag ba yegg ci ñoom ñu indi seen statistique di wax naa am nañu nangami mooy 1,8 million et quelque ci yu ministre de l'agriculture et de l'équipement rural wax li mu doon wax waaw oui donc da ngay jàpp ne bu waxee loolu te man ma doon baykat doon bay fii ci tool bii bi ma ko bayee maamu nawet ñun lañuy wax maanaam ñu bay tey la vendredi exemple tey la vendredi nga ji tey vendredi fii
da nga koy tëbal ci samedi bi dimanche nga jiyaat ko ci par at laa la ko joxe. exemple nga ji 2019 fii gerte nga ko béyoon 2019. 2020 da nga koy tëbal bay ko dugub 2021 da nga koy bayaat gerte ñu tuddee ko ñun maamu nawet man mënu ma bay ci benn tool ren maamu nawet ba ma amoon ci maanaam bii ma am ci 50 barigo. maamu nawet bi ma amoon ci 70 barigo. ba pare ñoom ñu def xayma wane ne ren la yëf yi gën a baax alors que man su ma calculé maamu nawet bi ak nawet bi ma nekk nawet bële moo gën fuuf te ñoom ci seen xayma bii mu ëpp gerte. xam nga loolu mooy wax ne solidaire. kon da nga bëgg wax ni yow statistique yi nga xamante ni moom la autorité yi di génnee d'accord aussi. non dafa amul déjà. ci suñu ci suñu gëstu rek daf ñu jox ne. depuis suñu indépendant 10 ans après suñu indépendant. mais fan nga wekk quand même Bassirou Ba nga ni statistique yu waa ministère de l'agriculture et de l'équipement rural di joxe. wékkuñ ko fenn. dafa yomb pour expliquer ko xam nga soo waxee ñu ne ñun. ñoom ay techniciens lañ yor ñoo xam ne dañ koo jàng di ko def ak yëpp. voilà mais dama la wax ne man mënumaa bay tool daan ci am fukki bërigo bay ko am ci juróomi bërigo ren. te loolu mu yaatu ci suñuy ndaw. muy ñun li ñuy dund. léegi ba mu bëggee wax ne yow li yaa am dëgg tam man mi moom li ma moom di ko dundee mu am soppandiku. ndax yow yaa am dëgg yow mi toog di xayma wala man mi ko moom di ko dundee muy benn ñoom seen ndaw lañ yor ñoo xam ne ay techniciens lañ loolu la ñu wax. techniciens yooyu dañoo grève daaw ba léegi. mooy syndicat des travailleurs de l'agriculture. du Sénégal ñoom ñoo war a dem pour dem mën a def statistique yi. de un balaa dara amuñu woon matériel. te gis nga loolu dafa laaj ñu génnee moyen comme ñu yor ay milliards. dañu war a am ay moto wala oto ñoo xam ne war a dem xool mën a gëstu jóg yu mel noonu. bu ñu xoolee. xëy na ñu def seeni xayma mu ànd ak logique mais dafa mënta nekk parce que bi passé dama lay wax année bi passé ñoom ñu ngi joxe jiwu ci mois de juin juillet alors que seen statistique bi 1,8 million yi ñu ngi ko génnoon ci le 23 juin. demal nga xool ko waaw lañ ko génne. boobu ñoom joxaguñ jiwu te ñu ngi war a génne peut-être ci seen xayma ne bu ñu joxee temps ci jiwu temps la ñu am ci production. alors que ñoom joxewuñu jiwu xaalis lañ joxe. ñu teel ko joxe yàlla ji taw ba xamul nu muy maanaam yàlla ji taw. léegi fekk yàlla dafa taw. nawet bi nañ ko fayoon gerte gi oyof. yenn yi ndox yàq ko. donc loolu sa statistique da ngay juum. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Bassirou Ba jiite mouvement bii di aar suñu moomeel. alors tournée économique yu bu njiiti réew mi gis nga fan yi mu ngi def tournée économique di dem si baykat yi dem si réalisation yi nga xamante ni état bi def nga ko loolu aussi dalay wan ni ñoom lépp ci wàllu agriculture soxal na leen loolu d'accord nga si. toujours ce slogan parce que yow mënoon ne da ngay jëm. mais lan moo tax Bassirou nga bëgg wax ni mbir mi slogan rek lay am. waaw parce que bu fekkee ne dafay def tournée économique. oui ñun ñu doon ay baykat. nga war a dem ci économique boo xam ne zone bi nga jëm xamuñu lu dul mbay ak sàmm da nga war a jël ñi nga xam ne ñooy acteurs yi. nga woo leen waxtaan ak ñoom déglu leen. kon loolu amul bett leen sax déedéet li am mooy fexe woote folklore jël politiciens yi. jël baykat yoo xam ne nii bi ñu waree bay yaa ngi xaccal benn usine mu tudd Sonacos fexe gën a tuuti njëg yi bañ ñu jaay ñi nga xam ne ñoom ñooy exporté mu ëpp doole ci ñun. xiifal ñooñu bi jiw jotaxee nga nottal leen ba nga xam ne jiw ñu war a jot ak ni ñu ko war a jotee fi ñu ko war a jotee jotuñu ko amuñu nu ñu jaay seen gerte bi ñooñu nga jël récupérer leen jox leen ay t-shirt ak nangam pour ñu ñëw teeru la boo ñëwee tamit beneen discours nga fay indi mais du loo xam ne dafay jëm ci mbay mi exemple mooy tey foo dem rek. moo xam région la wala département am na ñoo xam ne ñoo fa nekkal tey lii di agriculture laajte wala nga gëstu ndax benn président mos na wàcc wala ministre dem gëstu ju fekk leen ci seen agence yooyu noonu DRD wala SDDR ndax mos na dem pour xool leen ba dañuy mel melokaan boo xam ne ñaari nit mën na tax ci benn bureau yi dafay xat du mel melokaan wu normal ba nga xam ne ay opérateur wala nit ñoo xam ne ñoom ñoo yor seen sax coopérative ñooy fexe di jàppale ñooñu noonu nga xam ne ay ndaw ministère lañ pour jàppale leen ci am mbay mënoo ko defar te ña fay liggéeyee jàppale woo leen te loolu mooy problème bi nga xam ne mais quand même mën nga nangu que ni gouvernement bi wala régime Macky Sall ba ñu fi nekk ba léegi mbir mi am na jéego loolu mën nga ko nangu quand même mais da nga may nangul ne jéego bu nekk dafa war a tolloo ak ni jamono di doxee waaw parce que mu bu fekkoon daf ñu tuddal ay millions mais mu dox doxinu millions mais mënoo tudd ay milliards ñuy dox doxinu millions kon gisoo leen seen bopp non même bu gouvernement tey di jéem a essayer def politique bu normal mais yëf yi dafa war a am transparence dafa war a leer jaar si yoon bu leer séddale bu jub
ku nekk jot ca la nga war a jot ñu am ci accès mu leer ne dafa am. mais loolu moo amul élagement. mais lu tax chaque année mbirum distribution de semences yi mbirum intrant engrais yi chaque année débat bi day ñëw lu tax distribution de semences yi vraiment chaque année coow li ni court. waaw xëy na maa ngi lay jox benn document. bés boo ko liiree solution la boo xam ne ARSMOMIL moo ko proposé. yéen ban solution ngeen di proposé yéen waa ARSMOMIL. dafa yaatu nag. te suñu ministère de tutelle jot na ci. franchement ñu jëfee ko waaw ñuy jëfee ko ñu bañ ko jëfee jot na ko parce que ñun bul fàtte ne wax naa la ay at boobu du ministre boo fi nekkoon Abdoulaye Seck la woon. waaw moo fi nekkoon waaw. boobu wax dëgg yàlla loolu changé na ba ay bon MP moo fi amoon. ñuy yuuxu wallu bu baax a baax ay sag rek mbir ki laa nag fu ne. loolu ci la yàlla dafee woon ba nga xam ne suñu président jàppale woon nañu ba wax ak tey mooy chinois yi ak waa Turquie bi ñu fi ñëwee yu mel noonu. ay chinois yi commencé nañu jàppale ci côté boobu ba loolu féetee na boor mais ci côté séddaleem jiw mi ñun dañu am ay programme yu ñu jox état bi. bi ci jiitu mooy. tey bu fekkee dañ ne dañuy jox 60 milliards. war a jëm ci ñun monde rural bi loolu leer na mais ci nopp la leer muy benn kon su fekkee cité nañ ne lii la ñuy jox li war a dem comme matériel moo xam jiwu la engrais wala matériel yi. jiwu engrais wala matériel ñetti yëpp ñu leeral lañ ñu bi jëm ci gerte tant de tonnes la jëm ci monde rural bi raison sangam tant de tonnes lay am ñu xam ne raison yëpp kon lii la am. ñu calculer loolu mu tag ñu ne ci biir région bi nag boo xasee dugg ci li am ci tonnes département bu ci nekk dina am tant de tonnes commune bu ne dina am tant de tonnes dëkk yëpp village bu nekk nii lay am loolu ñu demande ko ñu defal ñu ko ba pare ñu def ko mu leer ba pare defal ñu ko tey ci journal officiel mu leer def ko ci bépp gouvernance boo dem def ko ci préfecture yi waaye def ko sax ci mairie yi mais def ko sax ci ñoom waa agriculture fépp foo xam ne seen ndaw ñu ngi fa pour ñu mën ci jot nga xam ne village bi gën a tuuti di nga xam ne lii la jot di nga xam ne département commune bii lii la jot département bii lii la jot nga mën ko calculer su boobaa ñun ak suñu moomeel ak coono bi ñu yàlla dénk ak suñuy ndaw danañ sax au minimum mën a calculer lu mu gàtt quelques départements quelques régions nga xam ne danañ mën a saytu ne lii exactement moo dugg ci monde rural mais suñu xel dafay tey suñ déggee ay milliards te duñ ko sentir la preuve li xew ren xam nga jéggi naa daaw xaalis lañ joxee li xew ren mënoo ne yaa ngi dem ci ab dëkk ñu yokk tey 50% ci li ñu doon war a jox ñu toll ci jiw yeggul ci parce que engrais ñëwagul te fa mu taxawoon fa la taxaw yeggul matériel bu daaw nee naa la ba léegi dugg ci monde rural bi ñu war dugg léegi ci gerte pour ren léegi mënoo di joxe jiw yi nit ñi nga ne jiw nga leen di jox alors que gerte nga leen jox de un après nga laaj ma ci côté techniciens yi greffe moo tax parce que mënoo ne da ngay joxe jiw nga ne gerte bi certifié lay doon mooy lu ñu tànn nga dem fa fekkoo fa vignette fekkoo fa bon bulletin de analyse vignette bi mooy joxe këyit boo xam ne la day wane ne kilo saako bi ñaata kilo moo ci nekk ban gerte la kan moo ban yan technicien ñoo ko xool. ñoo ko lépp daf ciy nekk. daf ciy nekk. nekku fa. léegi soo ñëwee ci gerte boobu ñooy xool. nga yëkkati gis ne suuf kese la te suñu ndaw dañ koo def. ñu dem vérifier dëkk bu ñuy wax Njooñig ci benn commune bi ñu demee dañoo gëstu fekk ci benn saako fukki kilo suuf ak juróom-ñeent. beneen bi fukki kilo suuf ak ñaar yi ci des bu ci nekk poids bi day manqué bi ñu jëlee juróom benn saako yi bi ñu calculé lii di suuf ak lii di manque poids bi ñeent fukki kilo ak benn la manqué. loolu nag bu fekkee da nga ne da nga koy jox ay nit te mu yaatu lool ci am réew da ngay jàpp dafa yokk beneen bi. non damay wax parce que milliards yi nga wax beneen bi mooy munoo nit ñi nga leen doon jox bu par bopp la yow sa bopp ak sa kër nga am par exemple ñeenti bopp ci sa kër ak yow muy juróom nga war a am bopp bu ci nekk ñaar fukki kilo ak juróom ren ñu ne yokkal nañ la milliard ñu wàññi kilogramme bi mënatoo am ñaar fukki kilo ak juróom mais da ngay am fukki kilo ak juróom-ñett nga doon am bu dee beneen gox nga dem foofu ne doon am fanweeri kilo ak juróom ren moo am loolu te yokkal nañ la ay milliards mais ngay am ñaar fukki kilo ak juróom-ñeent bu dee kër la par carré nga dëkk ci côté Nioro bi ñu nga daan am bërigo ak juróom benn fukki kilo ren ñu wàññi la ñaar fukki kilo di la jox téeméeri kilo ak ñeent fukk. kon lu bëri dafa lëndëm seen bopp. dafa jaxasoo façon bi nga xamante ni moom la ñuy gérer agriculture bi. dafa jaxasoo du dafa sax lëndëm mais dafa jaxasoo te dafa mel ni ñoom ñoo ko bëggul leeral. beneen bi mooy ci côté prix bi gerte bi ñu jox wax naa leen du gerte bu baax kon moo gerte yëpp a yem boobu la bu fekkee dañ la ko joxee tey depuis ci commencement bi moom bi fi ñëw 135 mu yeggal ko di ko yéegal ba mu yeggoon ci 160 jàpp 165. mais jàppal na lu ñu daan joxee 165 ren boobu la ñuy joxee 230 francs. boobu yokku no benn kilo bi. benn kilo bi ñoom li ñuy jaayee gerte
xam nga gerte bu njëkk dañ ñu ko doon lebal. mujj gi ñu dañ ko may bokk. ci la commencé woon depuis temps Senghor ak Abdou Diouf lay wax di ñëw na fi leble fi après mu mayee fi mu leble ñii leblewuñu dañuy jaay même bu dee suñu xaalis lañ ci dugal ne dañ koy subventionné léegi nag muñu di ko subventionné ba pare gerte bi ñu am baaxul boo ko xoolee doo am kembu la ca baax ak ko bon suuf lay doon parce que da ngay jël ko gis ku jël kilo saako gerte bu 50 kilos dem génnee ko bi mu defaree ba pare mu dese ko 30 kilos xott laay wax de mu soor ko xool yi defar yëpp dese ci 10 kilos kemb 10 kilos kemb ñaari kal lay ñëw la des la xel lay doon. loolu soo ko calculer daf lay boo demoon tey jënd ji kilo 1800 francs yi muy jar ci marché bi moo gën fuuf lii la état joxe. ñun nag dañuy jaay te dañ jël suñu subvention suñu alal ne ci lañ ko dugal pour au moins mu xaw a oyof ci baykat bi. te loolu du baykat kese képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi da nga ko war a am. moom mooy am na ay baykat yi nga xamante ni vraiment ñu si gis seen bopp. ñan baykat la seen situation ñoom nee naan macha allah. situation bi dox na voilà ñu ngi jaay seen jaay lépp daal macha allah. kan la ko wax la am na ay baykat yu koy wax. waaw mais fan lañ ne. ñu ngi si dëkk bi. voilà xam nga. waaw foo dem rek. foo dem am na fa ñoo xam ne. jamono bii may wax yow. ñun dañuy séddale jiw. am na dëkk yu taw bañ commencé bala gox yu taw bañ commencé ji am na xam ne ndox mañ am wóolooguñu ji ci gox boobu laa bokk léegi su fekkee am na koo xam ne fii may waxee ak yow moom for na manko mooy newetam pare na waaw kooku danaan la lépp ko xam nga lu tax parce que munoo nga ne yaa ngi joxe ji baykat bi jiw ñi naan ay kilo tuuti la am ñu yokk ko kilo yoo baaxut yow nga dajale ay tonnes def ko ci sa poche mais dag naan lu ñëw nga ne baax na te ñooñu nag ñooy ñii lor état loolu mooy yi ngay dégg keneen di ko dégg parce que film bi toog na ne ren baykat yëpp nee nañ lépp mujj lépp gongo ba ciment bi jeex na mais biñ toogee ñoo wax ko dafa ñu baykat moo ko wax ban baykat moo ko wax mooy ki koy nax ki nga xam ne bu ëllëgee bu xoolee démb dafa am ay baykat yuy nax autorité yi looloo fi am dafa am ñoo xam ne ministre bi la ñuy nax ministre bi ci boppam day nax président déet waay non li ma la wax lu leer mais ministre bi la nga am na ñoo xam ne ñun ko ci information yu ngi koy jox am ministre bi dañ koy nax mais moom am na yu yegg si moom day nax président ci yu bëri nag finalement da ngay dem sax ba ne président ak ministre bi ni mu demee nii est-ce que ñoom amuñu lu ñu xam ne ñun mais quand même président de la République gis nañ surtout même fan yi ba mu nekkee Fouta am na ay côté yu mu jaar yi nga xamante ni ay baykat yi quand même wax nañ ko ñoom si seen ay jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy dund kon président de la République xam na lu xew waaw da nga bëgg wax ni am na lu bëri lu ko ump parce que moom nag mooy nit ki war a gën a xam toutes les informations lu ko ump aussi mun na am daf ko ump ci kaw ñu koy nax parce que yow mii rek tey boo géré benn yëf rek lu mu tuut dina am yu la ca ump loolu day am waaye li koy waral mooy dañuy gis ñu mel ni ñun ñi leen di négliger jàpp ne dañoo am parti da am fuñ féetee dañuy xeex dañuy xalab alors que li ñu ñor ñun mooy baykat bi gis boppam ci li muy def sànq li nga doon wax de gerte gis nga baykat bi waaw def ñu si commentaire xam nga waxal si micro bi léegi dama la bëgg am na genre gerte bu mel nii boo xam ne bitim réew la jógee bi mu ñëwee ci saa si technicien yëpp dañoo ànd xool ko maa ngi yegg circulaire bi ministre bi ci boppam moom moo signé ne bii gerte baaxut bu ko kenn jël di ko jaay feneen ak feneen loolu ñu d'accord te ba ñun la première mars ñu dem def ak suñuy nit waxtaan ak ñoom daje bu yaatu joxe kayit bi yëpp ñëpp xool ko mais dañoo toog te circulaire boobu mu ngi nii dafa tombé ak benn date mais moom dafa changé ci saasi parce que circulaire bi mu ngi nekk circulaire 583 le 23 avril la woon la joxe woon gerte boobu ne baaxul bu koy jënd mais ñu toog tuuti yàggul dara mu defaat beneen circulaire mooy 780 léegi 780 bi ci mois de mai bi la mu ngi nekk le 26 mu yëkkati ne léegi kum neex mën nga jaay gerte boo neex parce que mu ngi nii mu écrémé mooy boo jëloon juróom-ñaari façon jiw nga jaxase ko tamit joxe ko valable na léegi est-ce que soo waxee na loolu ku ko jaay baax na daga na looloo tey ñi nga xam ne ñi ngi jëlee beneen gerte ci fudut réew mi pour joxe ko te xam nga loolu lan ma ko war bu fekkoon na li ñuy wax dëgg la ne 1,8 tonnes yi ñoree na fii ci réew mi duñu am jafe-jafe yu jiw léegi nag yow chiffre boobu d'accord aussi non dafa amul kon amul chiffre mais la dernière autorité yi ñu ngi koy wax 1,8 tonnes amul. mais ministre bi ren génn na 3 chiffres bi ci mujj xaalaatu laal 800 yi parce que boobu ñun def nañ suñ point de presse defal ko décortiquer li mu wax benn par benn mu leer ko naññ bi muy def pour mu bëgg ñu génn ci loolu dem ci leneen. mais quand même ministre bi conférence de presse bu gouvernement bi defoon ministre bi indi na ay leeral preuve à l'appui que ni 1,8 tonnes ak tamit joxe ay chiffres yi nga xamante ni am na ay spécialistes yu je suis d'accord. waaw mais
bu fekkee yéen li ngeen di preuve à l'appui moo doon ñoom seen techniciens yi nangu mais yow technicien ren benn gëstuwul chiffres yooyu noonu muy waroon joxe plus tard février la ko waroon joxe ren bàyyil xel bu baax li ma la wax ci avril bi la koy joxe lan moo tax mu joxe ko alors que ñooñu doon wax ne dañuy wax rek duñ syndicat bu légal maa ngi seen këyit fii dañu am ay avis am lépp bu fekkoon ne ñooñu tey wala bu ñu amuñ këyit bu normal est-ce que dina tolloog ñoom ci combat te lu may ñaawlu la lu nga def la est-ce que dina toll ci tey jël ay techniciens di leen yóbbu di leen affecté ku ci nekk ca fa nga sori ñii mu ngi leen yóbbu Tamba ñii Kédougou ñii fu ne mu yóbbu kenn ku yóbbu Dakar donc juróom ñooñu ñëpp mais loolu nga régler problème yi situation yi wax ko moo gën donc statistique lay wax ne ay techniciens génn wuñu ko te élagement du ma d'accord yow en tant que journaliste nga def ci métier ba mu war a mat bu ko la ko jox nga dem jël benn jaaykatu banaan no kaay nga kii ko loolu mën tax nekk c'est dama la bëgg wax ni la ministre bi su demee ba wax ay chiffres am loolu mën nañ ko kam nangul wala da nga bëgg wax ne ministre lu mu wax yëpp chiffres daa am aussi non loolu laa bëgg dégg dama la bëgg a wax ne ministre bi chiffres yi mu joxe amul wala fan la jëlee chiffres yi mais yëpp moo ko wax naa la ko non nee naa fépp mu leer ñëpp chiffres yi ay chiffres boppam la ay techniciens joxuñu ko ci lu leer du ay techniciens du ay baykat yoo xam ne ñoo ko dund daf leen seen micro trottoir ngeen wër ci ñi ngeen am yëpp ay ndaw ngeen laaj ne ndax ñoom danañ gis technicien mag ministre de l'agriculture yi nit nag mënoo koo càmbarta demoo ci moom xam ko alors Bassirou Ba gis nañ aussi techniciens yi nga xamante ni moom ngay wax waa syndicat national des travailleurs de l'agriculture ñoom bu yàgg ba tey ñu ngi yëglu fan yi rek ñuy woon ci grève ñoom alors seen situation na nga gisee waaw situation bu may ñaawlu la parce que nag bu ñu waxee agriculture baykat mënta bénéfice wu ñooñu bokkuñu ci parce que ñun dañu amoon caada ak cosaan mooy suñu mag ñi bu ñu bayaan ba pare dañu profité denc jiwu waaye en même temps aussi jéem a essayer xool lan mooy engrais baax ñoom ñu koy def te ñoom la mën a jógee léegi amatuñu ñenn ñu bëri ñu ngi denc jiwu am ñu koy def waaye booy denc jiwu dafa rafet tey ki nga xam ne mooy technicien bi mën a ñëw xam exactement sa jiwu baax na wala baaxul ñun nag bu fekkee dañ bokk ci ñun te ñu waroon am moyen di dem ci ñi nga xam ne tey dañ fi da leen forcé jox ñu ko mooy ay opérateur pour mu mën a opérateur technicien bii nii ñu xeeb di ko négliger moo ko war a mën a leeral kooku nag dafa war a am moyen depuis tool ba mu war a ji avant mu koy ji mu xool suuf bi mu ji ko mu ñëw xool ko bi mu ko jiyee ba production bi commencé mu xool buy génne mu xool ko bu fekkee dafa déclaré ne moom 500 hectares la ñu xool effectivement ndax loolu mën na ko wala mënu ko. kon sur le terrain am na ay conséquences yu doy waar. am pa gay di ko mën a la Sénégal génneetuñu jiw gerte la ñuy joxe. te loolu problème de technicien la tey ISRA lañ fi tegoon ñu yaakaar na au moins que ñoom danañ mën a régler loolu mais ISRA mu ngi mel ne rek yow mu daal sa kilim sa studio teg toog sa émission jot nga toog naan damaa bind dama ne kenn déggu leen ci dara surprise bi ma am te du ma ko nëbbu mooy. mais est-ce que du manque de moyens tamit. mais manque de moyens effectivement président bi mu ñëwee. est-ce que du non avant ci ñun liñ dégg. avant amoon nañ tuuti problème. mais président bi mu ñëw au moins que am na lu mu leen defal mais feeñul fenn ñun dañ bëgg tey suñu sañoon dañu am jiwu yoo xam ne day gën a gàtt. gën a efficace. gën a xam aussi ban type de sol la méngool ba ca engrais bi yu mel noonu loolu lu mel ni ISRA lañ mën a dooleel jàppale leen ci jox leen ko mais effectivement ñun tey dañuy soxla benn jiw dem ci waa ISRA mais da ngay ran toog di xaar amuñu benn pexe du technicien du moyen du dara luñ ko mën a defee te gis nga nag am jiw ci réew élagement la perte ko moo gën a garaaw yi ñuy xeex fii yëpp ci réew mi parce que jàppal ne lu mat fukki at di nga mën a toogaat pour defaru pour mën a am jiw lan la wax lu jiwu jeexul jogu fa waaw bés bu fi jiwu jeexee fu ñu jëm ñun lan lañu am lu ñu war a dunde loolu mooy jafe-jafe bi gën a pire te nag buntu la yoo xam ne prox ndool yoo xam ne ay milliards lañ fii lañ ciy perte la fois passée yaa ngi ko doon wax xam nga ñoom dañuy wax ne nañ def bassin agricole au lieu de bassin tey kii bi nga xam ne mooy généralement ñu mën a bay ceeb ak yu mel noonu mais tey jiwu ceeb ñebbe mais ñëpp xam nañ ne xaalis lañ ciy def mais kenn du ko jël parce que ñeeb bi ñu la jox moom lañ jël ci boutique yi ceeb bi la même chose da ngay dem ci magasin yi tey nii bu ñu ànd ci ay magasin moo la ceeb yoo xam ne jiw yàgg lañ fa joxe woon alors que milliards yu bëri la état bi mu ngi ci def xaalis bëri ma fàttali su mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Bassirou Ba jiite mouvement bi di aar suñu moomeel alors Bassirou tournée économique bu njiitu réew mi amal dans le sud fan yi nord fan yi mu ngi côté Thiès alors côté yooyu yëpp alors mën nañ wax ni am na ay impact am na ñeexital ko nga xam ne bu am solo ci askan bi yow en tant que technicien en tant que baykat
gis na si quand même impact bu am solo. waaw su ma soñoon balaa maa ñëw si bu président bi nga may bu bi nga xam ne président national bi yor disposition. non chômage bi waaw loolu daan si ñëw léegi. mais tontu ma si laaj bi ma la laaj Bassirou. waaw xam nga tax question bi nga bëgg a daw léegi nii. non question. waaw bismillah ba tontu. parce que liñ gis si tournée économique bi nga xam ne moom la président def. oui du njëriñ pour askan bi. ah bon ñoom mën nañ ko jëriñoo. effectivement non ñoom mën nañ ko njëriñu askan bi. non mën nañ ko jëriñoo ñoom en tant que politicien parce que ñoo xam lañ koy def mais bu fekkee aw askan la rek xam nga lan lañ soxla woon. oui hôpital boobu mu defal. rafet na c'est bien baax na. ñu ngi ko ci remercier ñoom ñëpp nag aussi mais nañ fexe ba defal ñu matériel. équipé ko ba nga xam ne ambulance yi ruq-ruqaat yi nekk foofu yëpp parce que man dama yàgg jaay jooy hôpital bu tey hôpital régional boobu nekk Kaffrine man sama rakk fa la ko nag dalee ba mu génn àdduna donc bokkoon na ci hôpital yi gën a doy waar suñu amee bu mel noonu mu méngoo ak jamono nañ ñu ko renforcer te loolu dañ leen ciy gërëm aussi dafay des parce que ñun mënoo dëkk nga ne da nga ñëw indi loolu indi fa tournée économique boo xam ne ñuy ñëw ci yow ñi ngi jaar ci tali yoo xam ne baaxul foo xam ne ay kàmbu la amuñu ay courant vol de bétail baa ngi leen di waaj a rey agression bi loolu bu fekkee da nga ne économiquement ngay dox te dégluwoo ñooñu pare pour indi yéen safara donc ñun mënuñ ci gis. mais lan moo tax nga ni dégluwuñ ñooñu gis nañ aussi président de la République si tournée bi ak étape yi muy def mu doon déglu ñi nga xamante ni askan yu mu doon tasanteeg si yoon bi même sax ay baykat yi nga xamante ni tase ñoom ñuy bay déglu na leen ñoom ñu wax seen ay jafe-jafe. loolu nañ gis télé bi. yaa ma gën a xam ni. ab ministre rek. fu muy dem dañ koy xalal yoon. maanaam da nga bëgg wax ni. man mënu ma jege président da nga bëgg wax ni terrain bi. dañ ko nettoyé ba mu set. ah bon benn yi ngay gis sax ci ñoom la bokk. looy wax ni. non man nag kaam wax la fu président war a ñëw Saloum. jàppal na junnee Bachirou Ba ngi ci biir terrain bi comme ñoom. di def suñu liggéey. junnee Bachirou Ba. oui. suñu moomeel ay junni nit la ñu. ñu ngi fa xeebuñu benn information. mu jar yi jar génne ak yi jaru génne. dañ ko def foo xam ne ci am réew man dama kontaanul ci ni muy doxee gis nga lépp luy defar suma mi première pour jàpp si nekkul noonu pour état nekkul noonu pour réew nekkul noonu pour opposant xam nga lan moo ko tax a jóg lépp loo xam ne day jëmale réew mi kanam ci la Ahsou moom la nekk gis nga ñu ngi am ay information yoo xam ne tey da nga koy génne ay nit jël ko doxalee ko waxee ko neneen loo xam ne diaboliser lañ ci jublu xamuñu luñ ci jublu defar ba nga xam ne suñu kilif wax ko suñu kilif yi dégg ko jëfandikoo ko ba nga xam ne loolu dootul am mais xam lan mooy tax yéen ñi des fois di déborder mooy suñu dañu am njiit yoo xam ne yàlla daf leen duñ déglu ay nit donc dañuy gis nit ñoo xam ne dañ leen di xeeb xaw ma dañuy soofantal xaw ma non buñ la dul déglu nag moom mooy waral tey li nga fii gis takk marché bu xonq nga ne doo gis marché bu xonq ñu commencé toj même bu dee rafetluñ ko te liñ gën a ñaawlu ci la bokk buñ ci yeggee dinaa la ko wax mais dafa rafet njiitum réew ak képp ko xam ne dañ laa teg fenn teg la fa yaakaar la ngay déglu bul xeeb rajo bul xeeb télé bul xeeb réseaux sociaux bul xeeb nit ku la bind jox la ko te li gën a métti nag mooy kuréel yi mel ni ñu da ngay toog concentré am ay idée bind ay projet xalaat ba tas joxe ko fu ne doo am réponse du email du sax face commande du dara duñ la woo duñ la sax lijjanti alors que li ñu leen di jox ñoom xam nañu mais peut-être aussi dossiers yu ñuy jot dossiers yu traité moo bari peut-être yéen dañ ak seegul seen dañ àggagul seen bos rek est-ce que du loolu rek mais nangu nga ni kan ni dossiers yu bëri la ñuy jot ñoom xam nga man mënuma rafetlu tey sama doom rek tey amul fenn fu mu bokk rek am nationalité sénégalais dañ ko war a déglu comme tous les sénégalais te loolu mooy suñu combat baykat bi gën a tuuti ñu respecté ko nu naw nañu lu raw nañu respecté ministre bi ñu mënuñu bokk bu wax ne dañ dem ba mobiliser wu nekk ci benn association tuddee ko aar suñu moomeel tudd rek dafa am lu mu lay jox waxatoo ak benn baykat mais mbooloo ngay waxal ñuy bind te dañoo légal am suñu récépissé am lépp nga jox ko autorité nga bëgg ma wax ne daf ko mënul lire pourquoi loolu mooy la ñuy def defuñu ko da ngay dem ci ñoo xam ne par exemple les sous-préfets les préfets mais ñooñu mënoo wax na mën nañ am document yu bëree bëri yoo xam ne mënuñu tal say yëf te ñun suñu vol de bataille ay naa beeg lu nekk les sous-préfets préfet nga ko jox ak le gouverneur dañ la war a mën a tontu en plus ñooñu ñooy def ay jéeya parce que da ngay dem gis tey suuf bi ma lay wax nii lu mat juróom-ñaari camion la ñu wàccee ko ci tonne nga yegg ñu ne la lii dañ continuer ko jox baykat bi ngay wax ak tey ndaw la fa buur teg mu war a régler situation yi mu lay wax ne yow jàngoo boo jàngoon lii na nga am forcé la di la jéem a napp def lu nekk oui loolu ngeen di jànkoonte ci terrain bi non ay menaces yu métti du ñëpp am na ci ñu correct ñu baax ñuy dégluwaate am na ci ñoo xam ne moom lu état yàqule ñoo ko yàqal
benn rappel laa lay def sama jour anniversaire dafa am benn sous-préfet bu ma jox cadeau bu neex dama am sama ay nit yu ñëw di jël gerte. xam nga commission yi dañoo baaxul yooyu yëpp xëy na waxtaan bi buñ ci commission yi baaxul parce que commission yi tey ni ñu ko war a composé mu ngi ci propos bi ñu joxee nii mais ñoom benn nit rek la sous-préfet di yebal wala préfet moom moo fay nekk comme président commission ñi ci def xëy na du réunir parce que commission dafa war a complet dafa war a am tey kii nga xam ne mooy président bi nga xam ne préfet moo koy la sous-préfet mais dafa war a am kii nga xam ne moom dafa bokk ci conseil régional bi wala conseil départemental waa mairie bi mais imam ki jiite femmes yi wala ki jiite xale yu góor yi yooyu yëpp dafa war a complet mais du amee noonu benn nit mu fay nekk di dogal dafay nekk ne ay ati at day dem ba day xaritoo ak ñoom ñi nga xam ne ñooy joxe gerte mooy opérateurs yi du am benn soppati ko la jeexantal buy am yow ban sous-préfet moo war a toog fenn tey ñu ne la gerte wàcc na ba ay nit di 72 heures ñiy coow gerte bu bon te yëgoo ko kooku ñëw di la wax loolu nga am la koy wax au lieu nga gërëm ko léegi samay nit ñoo ñëw di jël gerte bi ñuy net di ko jël fekk 80 sacs la ñu waroon jël ma yeggali kii boobu 80 sacs la ñu waroon jël 80 sacs yi bi ñu jëlee 40 yi ñu xam ne effectivement gerte gi suuf kese la baaxul ñu ne ñoom soxlaatuñ ko ñu ne leen du ngeen jël gerte bi doo leen jël xaalis bi moo woo sous-préfet mën a forcer loolu moo war a am ba pare di mu yuuxu lu bon ngay def lu bon ngay gis nag sama jour anniversaire lu bon rek nga fi nekkee franchement ci koo xam ne yaa ne ko bu situation bi wax ma ñu leeral moom moo la waxoon loolu moom waxoon loolu waaw bu ma woowati nag waaw bu ma woowati non mais peut-être aussi situation bi nga fekke woon rek la peut-être mais situation boo xam ne yow baykat gerte nga am nga jënd ko ñu jox la sa gerte nga ne doo ci jot loolu situation toll na ko situation non dama ne peut-être moom situation bi nga fekkee la man tamit dafa am situation bu ma fekkee mooy samay ndaw ay baykat lañu loolu la ñu xam état jox ñu gerte ba pare jaay ñu ko moom mu doon suñu kilifa foofu noonu ñu am problème moo wax ko situation bu mu ko mën a fekkee na ma bu ko raw te sama responsabilité mooy wax ko loolu mu yëg ko parce que loolu la ñu alors Bassirou Badji nga jiite mouvement bi di aar suñu moomeel am na aussi tournée boo defoon alors sur le terrain lan nga gisee monde rural bi sur le terrain baykat yi nan nga gisee seen situation ak tamit li nga xamante ni autorités yi moom nañu wax ne mbir mi situation bi la joxe yow nga gis loolu. waaw sur le terrain moom wax dëgg yàlla du ñu ngi rafetlu nag di gërëm toujours parce que daaw wax nañ ne xaalis moo ëppoon. mais ren gis nañ wax dëgg yàlla xaalis bi même bu dee am na ma ngi wàññeeku. parce que toog nañ ci ak kenn ci ñoom comme li wax ne ñëpp yemuñu. benn préfet mu ne carrément daaw bi mu dégloo yëf yi dafa woo. ñun ci yiñ cité waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur doon joxe gerte bi woolu leen ba ren gis nañ ne kon xaalis féete na boor alors ren li manqué mooy wax manqué poids bi ak qualité wu gerte bu bon ak aussi xaalis bi ak kii bi nga xam ne suuf bi nga xam ne day am ci joxeem jiwu bi ci loolu nag ñi ñaawlu tey da ngay gis village boo xam ne tey yow El Hadj Malick mën nga am sa dëkk ngeen war a jël 100 tonnes nga jox sa waa dëkk ñenn ñi duñu am sax lu ñu fayee impôt pour génne seen xaalis ñi des aussi dañu xool gerte gi du baax duñu ko jël mais yow amu sañ-sañu te na ngeen vérifier lii may wax foog naa ne benn portable sax boo ko jëndoon wala ndox bi am nga sañ-sañu def facture yi ñu jox la ndox bi yaa ko fa jëlee juróomi butéel ndox nga fa jël lii la jar benn chef de village benn opérateur benn président commission joxewul reçu bi wane ne chef de village lii la jot ci tonnage te loolu amul loolu mooy li gën a yées amul benn reçu amul dañu vérifier partout ba am na ñoo xam ne ñun am nañu ay chef de village ñun lañ bokk wooteel nga laajte ci preuve lañ yor wooteel nga laajte dañ naan la non loolu de garaawut amul solo affaire yooyu te dañuy jàpp ne ñoom lu ñuy wax préfet moo ko wax te dama lay wax ne amul benn commission boo xam ne la nga koy jox du ko bind te lam jël dem jox ko ay préfet wala sous préfet dañuy jàpp ne bu dee fi tey téeméeri tonnes la joxe ci ab gox bu leen neexee ñu def ñetti téeméeri tonnes bu ko joxee état mooy ngàlloo la nga xam ne moom la ca subventionné wala ko fekk baykat bi jotu ko am na ci ñoo xam ne jëluñu sax seen jiwu may wax na ne dafa ñaaw rafetut ñu toog di jox ay baykat te nanguñ leen jox ay këyit yu wane ne lii lañ fa jëlee de joxuñu gerte bu baax joxuñu ko ci temps bi ni mu gënee joxuñ ñu luy leeral ne lii la ñuy joxoon ci comme xaalis léegi nag loolu soo amee ñii def tournée mooy comme Aline Dia bii tey nga xam ne moom mooy président commission nationale bi ba ko ma seen porte-parole man tuddee ma ko Aliou Dia waaw man tuddee ma ko Aliou Dia man mais bàyyi jàmm new fi rek nga bëgg dal ci kaw mais mooy président commission nationale nekk porte-parole non la nga koy reproché alors moom mooy Thine Coumba Dia la tudd maanaam xam nga Thine ñetti tànk lay yor Aliou Dia am na tànk ci baykat bi am na tànk ci opérateur yi am na tànk ci état Thine ñetti tànk la am soxna yi may dégg xam nañ li ma wax sañ yaay yi togg alors Thine nag kaw day ñuul kook loo raxas day ñuul ñeme na safara lool
te xoolal lu ñor ñi ma koo lekk bu duggee ci cin bu génnee nga lekk ko li fi bon yëpp ci monde rural bi ba nga xam ne mën na rey baykat yi. Aliou Dia mooy ki koy defar. togg ko ba mu baax man koo jox état pour mu leew ci ñoom. may wax nag loolu poson la ci état. nañ fexee xàmme nañ fexe xàmme nit ñooñu nga xam ne benn nit yàqal la ay millions doomu adama loolu dafa ñaaw man mosuma def attaque personnelle man du may doxee. waaw mais nangu nga ni quand même Aliou Dia ku wax mbirum agriculture mbirum mbay. Aliou Dia am na tamit taxawaay bu am solo bu mu si def Aliou Dia force paysanne. force paysanne. waaw force paysanne. waaw léegi mën naa ci bañ a tontu. léegi dama ci béykat yi nga laaj leen kan mooy seen force. waaw non mais moom loolu la kii woon tudd Aliou Dia jiitu force paysanne. waaw mais tur kay yomb na. waaw tur yomb na tudd naa nangam est-ce que doon tax na nga doon nangam. man la diw sàngam est-ce que tax na nga doon diw sàngam xam nga man pour man tur mooy slogan yi ma la wax tur amul solo jëf moo ko ëpp solo. te ñun gis nañ bu baax ne depuis que ñun ñu xàmme ràññee genre nit ñu mel noonu ñoom ñuy yàqal état. te ñoom dañu war a mën a xool bu baax. ñan moo leen di jëriñ ak lan moo leen di jëriñ. parce que nag gis nga politique bu rafet dafa am solo mooy tey mën nga jël ay milliards ne yaa ngi koy joxe mais ki ngay teg ci kanam pour mën ko jox est-ce que nit ñi di déglu la. mais xam nga comme Aliou Dia newul fii mën na la tontu question boobu moom. effectivement mais dama lay jox benn exemple. dama lay jox benn exemple. conférence de presse am bi mu mujj def. bu Diourbel bi am na information yu ñu ci jot mais bi mu mujj defaat fii ci Kaolack ci Dilia nga xam ne benn région ci département Kaolack la bokk ci boppam daf na leen nee nañu foofu lépp mojj fi mu taxaw. gerte gi baax nañ nee nañ xaw ma benn ñeenti kii moo fa manqué ñeenti bërigo kese moo manqué ca la ñu waroon am. mais gerte ga baax na ñun bi ñu defoon suñu gëstu fu nekk lañ am ay nit wax naa la ko. ci saa si lañ ñu wax ne foofu de dëkk yi njëkk a woo. jëluñu benn doomu gerte fañ taxaw la ko jaay commerçant yi nekk ci bunt bi ndax gerte gu bon. yow nga mën a taxaw ci sekk boobu nag nee nañ lépp baax na c'est que loolu laa lay wax ne mooy ragalul safara mooy ñeme na yàlla. te mën na yàqalam réew. te président su xamul yu mel noonu loolu mooy problème. léegi nag mooy loolu la ñuy jël def ay rapport jox ko yu mel ni président. nañu jéem a avancer tuuti ndax lu ñuy dese si ay simili bëriwul mooy lu ma la waxee comme Aliou Dia neewu fi. kon soo waxee si moom mënula tontu nii moo tax foog ñu passé. suñ président commission nationale la ñuy waxal la dañu ko forcer nag. déedéet waay. looloo am ko forcer. looloo am. ñoom état ñoom ministère ministère moo leen ko forcer. ñooñu ko forcer. mais peut-être aussi moom état bi doy na ko xam ne moom taxawaayam xam na àll bi xam na mbay mi xam naa loolu moo tax état bi. waaw mais waruloo moom pour man état du àllin moo ko war a doy. ay jëfam moo ko waroon a doy. mais xam naa gis nañ ay jëfam moo tax ñu teg ko foofu. xam nga nag Aliou kii Sénégal sénégalais nga. yow munoo nag di naan ci meew mi takk ci ripp. ba pare na nag wi dafa am feebar. alors ñu avancé tuuti ndax li ñuy dese si ay simili bëriwul Bassirou Ba alors nawet bi am nga yaakaar nawet bi am nga yaakaar situation pluviométrique bi gis na am na ay dëkk yu commencé taw alors jàpp nga ni ren mbir mi dina am solo dina yem. waaw dañuy ñaan rek comme ñun duñ gisaane kat. ñaan te yaakaar yàlla mu defar nawet bi comme niñ ko foogee woon. waaye ñu wax na rek. yaakaar boobu yàlla lay doon. ci taw bi ak baykat yi nga xam ne dencoon nañ seen jiwu bopp. waaye nekk jiwu état ca la ñuy yaakaar ak seen engrais beeg yi mel noonu. donc loolu moom lu ñuy bàyyi xel la. léegi nag su fekkee comme yëfu nawet bi ni muy faral di doxee mooy ñax toujours rek ñi nga xam ne ñoom ñooy état ñu gën ñu bàyyi xel. parce que bokkoon na ci li nga xam ne jafe-jafe la te day faral di am di amaat mooy dañuy toog ba tey ñu war a joxe jiwu ñuy wax ne tey ngeen di joxe maanaam ñi war a jaay suñu gerte tey ak suba te bul fàtte ne président waxoon na 31 décembre bi passé kani Sonacos ak yeneen te loolu mënoon nañ ci laal lu bari. kani jafe-jafe boobule foog Sonacos joxe ci loolu ñu def ay réformes ci loolu. Sénat bi nga xam ne daf ñuy seeñu du ñu rey nga xam ne moom mooy dogal ay prix ñu ne loolu day dakk te ci ñu ko gën a xeex ak suma daf ci bokk yooyu yëpp ñu ngi ko dëxëñ teg ko waxuñu ci te dafa jot ñu tasal ñu Sénat bii. ah bon oui Sénat nekku fi pour baykat ci mbay rek ngay gisee ñu toog ñoo xam ne duñu ay baykat ay transporteur lañu ay businessman lañu xamuñu luy nangam ak nangam ñuy toog di dogal ci kaw baykat yi lan la ñuy defee prix yi nan lañ koy. Sonacos na taxawaayam. Sonacos moom la kii wax Aliou Dia mu ne patriote un patriote pour nga xam sa économie wu réew da ngay mën a jaayee fi sa ko yi di am mu ngi ñu bëgg a joxoñ ne baykat boo xam ne patriote nga sa patriote économie yi da ngay dem ci sa koy nga jaayee ji fa sa ko yooyu mooy sa koy Sonacos boobu
dama lay won rek te da nga koy lire de doo ko lire sax mais téel la nga comprendre. loolu c'était le date le 27 juin. oui bii passé 2020. kooku moo wax ak ministère am. ba mu signé ko ministère de tutelle ba mu signé ko ne mën ngaa jaay. kii léegi waroon na doon benn usine boo xam ne dafa war a naal suñu dëwlin production ci la waroon yëngu kii war a dem pour jaay te li waral lii dama la koy wax dafa ñëw mu fekk fi 28000 tonnes lañ amoon année boobu. fekk na gars yi xëcc leen njëkk leen ci gerte bi. ñu ne ñoom seen machines yi ñu am 28000 tonnes dafa lompañ dafa tuuti ba nga xam ne seen machines yi mënu ko sàq ni mën a taal machine. moo tax ñu négocier ak ministre bi ba mu jox nangul leen ñiy jaay 28000 tonnes ren moo ci tagu ñu am 67000 tonnes. 67000 tonnes boo ko xaajee ñetti yoon daf lay jox 22 lu mu gàtt 22000 tonnes léegi daf ñett yi bi mu ko xaajee benn bi daf koy jaay benn bi daf koy joxe jiw benn bi moom lay nal dawlin léegi jàppal na ku mënul woon nal 28000 tonnes nga am 68000 tonnes xaaj benn bi ne da nga koy joxe jiw xaaj benn bi da nga koy jaay ji xaaj benn bi ne moom ngay nal dawlin waaw 28 fu mën a taalee machine 22 war na fu mën a taal machine. alors te dafa jéngu wax ne forcément léegi dañ bëgg lépp loo xam dafa ñoree ci monde rural bi. ñoom ñoo koy jël soor ko jaayee ji loolu nag laa ne mooy le vrai combat te président si teel a bàyyi xel. duñ nangu mukk Sonacos bi nekk fii di jël suñu gerte ñun baykat yi di ko jaay ji te ñu xam ñoo xam ne ñoo leen ñoo gën ci ñun. parce que tey kii exporté may ma daaneel loolu. kii exporté dafay jënd ci ñun prix gramme bu ëpp doole fuuf. bii nga xam ne moom la Sonacos di jënde ba pare fay ay transport ñu transporté ko muy liggéeyloo ay Sonacos bu liggéeyloo téeméer ñu ngi liggéeyloo ay junni doomu aadama suñuy frère suñuy yaay suñuy nangam ba pare fay ay taxes 30 francs kilogramme bu ci nekk ministre bi moo toog ne loolu rek joxe na 8 milliards ci réew mi. Sonacos ban résultat la fi def lan la fi def lu ñu xam léegi ñun danañ yemale ki nga xam ne mooy jënd ci baykat bi lu tax ñu gis bopp mooy moom dina liggéeyloo ay sénégalais fay taxe ñu gën ci gis suñ bopp. léegi kay ñun li ñuy wax te di ko campagne tout le temps mooy bépp baykat na préparé di dencal boppam jiw loolu lañ soxla état nag jiw bu muy jox nii léegi jéggal nañ ko te dañu nag pare nañ pour def non dañuy def benn nu mu tudd xam naa li nga pétition dañuy def benn pétition la ñuy def partout wan ko na ko léegi jiw yi jéggal nañ la ko liñ soxla mooy engrais bu baax bu méngoo ak suuf yi ñu am tabay ñi koy joxe à temps matériel bi aussi jàppal ne ñi ngi doon joxe machine 70000 machine ren comme li ma la wax ni ñu yokkee gerte bi yokku nañu ko ba 95000 c'est-à-dire yokku nañu machine bu nekk 25000 kemb ñu ngi ko joxe gerte kemb jiw bi ñu ngi ko joxe 320 ren mu ngi ci 440 yokku nañ ci 120 francs mais fu ñu jëm te ñu ne may nañu 20 milliards teg ko ci suñu waaw métti dañoo dee nga naan xam ngeen ñi tàmpi la ñuy wax mais ñun nu maay yàgg na El Hadj Malick tamit. Bassirou Ba du ma jeexal émission bi tamit laajuma la tuuti ci wàllum politique ndax des fois da ngay def ay critiques acerbes jëmale ko ci pouvoir bi ak tamit opposition bi alors qu'est-ce qu'il y a seen taxawaay muy pouvoir bi ak opposition bi nga dul rafetlu day ñàkk rafetlu saa su nekk. wala terpilement waaw man dama jàpp ne réew du politique moo koy dundal. parce que nag foog ñu sóor na politiciens yi foog naa ne lu ñu bari léegi. am na ñu leen ëpp te defuñ politique. te ñun dañu war a dund sans politique. ñun dañu war a dund sans politique bu ñu fi nekkee nar a politiser yëpp dañ koy ñaawlu. parce que ku ci nekk mën nga def politique bu set ca heure ba mu jotee bu fal jotee ñu fal la man loolu li ma ciy conseillé rek mooy samay mbokk nga xam ne ñooy béykat yi sàmmkat yi. nga xam ne man depuis 1960 fekkuma fi. mais nguur bu ci nekk rek ñun dañuy continuer ñun monde rural bi di gën a sonn di gën a am jafe-jafe tey la jafe-jafe yi gën a yokk alors que ñu ci bëri ci ñun ñooy seen échelle loolu lay wooyee samay mbokk samay rakk ñi nga xam ne ñoo nekk fii def embl waaye ñu la ñuy yéegee ñun la waaw léegi moom lay wax jàll après vitré oto yi tëj téléphone yi nangam ak nangam nga bind ñu naan la yëguñu ko dama xatoon alors que kooku nag ki toog tey ak ki war a toog ñoo ci yem xam nga ñun lan moo ñu war ñun en tant que baykat mooy fexe xeex ci combat bi li ñuy dund comme ni ko aar suñu moomeel di defee ñu essayé ko def su fal jotee ñun amuñu ko faral kii wala fal ku nekk xool ki la doy nga dem ca urne ba fa la dëgg ji nekk mais li may ñaawlu di ko métti lu mooy gis nga réew kenn du ko yoree xëy na ni ko nii ñi fi ne yoree non d'accord ma ci parce que am réew boo ko yoree da ngay déglu ay nit di bàyyi xel yërëmaate tey góorgóorlu tey communiquer di wax nit ñi li am d'accord ma ci ni ñu ko yoree. yan ngay wax pouvoir bi léegi ñu nekk ci opposition bi. d'accord ma ni ñuy wuutee ñu koy wuutee. réew ku koy opposition bi. waaw réew kenn du ko wuutee ci saaga xaste toj wax loo xam ne da ngay wax rek
te moom léegi bu ñëwoon man ak yow ñu uuti mbooloo réew moo xam ne soo bokkee ci pouvoir kenn du la tëj soo amee mbooloo kenn du la tëj soo bokkee wala nga am doomu bàjjen doomu nijaay ci pouvoir kenn du la tëj même bu dee da ngaa juum kenn du la tëj donc loolu am na doxalu ko te gis nga bu ñu fooyee li nga xam ne moom la ñu moom suñu kilifa diine ak yi nga xam ne mooy suñu waa caaxaane ko jël ko teg mbooloo ci kaw wala xaalis wala pouvoir wala connaissance. mais Bassirou am na loo xamante ni aussi d'accord ma si de. ñi nga xamante ni da nga ni réew boo xamante ni soo nekkee si pouvoir kenn du la tëj loolu gis nañ fi député Bougazelli tëjoon nañ ko fi par exemple. tëjoon nañ ko fi. waaw tëjoon nañ ko fi. waaw moo tax ma wax la yow li nga wax aussi man d'accord ma si. waaw xam nga loolu sa wala yow da nga jàpp ni même su nekkee fukk benn rek lay doon. waaw mais yow yaa tudd Bouga. yaa tudd mën nga tudd keneen koo xam ne def na dossier te jàppuñu ko. te wóor na la ne bu ko keneen defoon ci beneen côté tey ci kaso bi lay des gis nañ fi ñoo xam ne sonal nañ leen. am nañ yaakaar ak ngëm-ngëm ne ñàkk bokk ak ñenn ñi fi nekk gis-gis moo tax loolu topp loolu dale bu fekkoon ne bokk nañ ak ñoon gis-gis du demee noonu. sulli nañ fi dossier yoo xam ne bu fekkoon nit ki mu ngi intérêt toujours ci côté pouvoir kenn du ko sulli loolu kay soo amee ci am réew mooy que ni boo bokkee ci pouvoir wala nga jegee fa sax doo dem kaso. Bassirou maa ngi lay gërëm bu baax di la sant. maa ngi lay gërëm di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel bu baax tey gërëm waa Aar Sunu Moomeel di leen encouragé parce que liggéey bi métti na trop. di wax nag état bëgg nañ ñu taxaw bàyyi xel li nga xam ne mooy baykat parce que monde rural bi métti na trop. ci sécurité surtout ak li nga xam ne mooy jiw yi te année bu jot mu doy waar ceeb bi ba pare ngeen gëstu ci. ñebe bi ngeen gëstu ci alal yu bëri lañ fay def te benn gox bayu ko. Bassirou Ba man lay gërëm bu baax di la sant nga nekk président du mouvement Aar Sunu Moomeel moo nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi. ci wàllum réalisation bi Ndiaga Seck moo ci nekkoon ak Dami ci wàllum tamit caméra yi ki nga xamante ni moom moo di Moussa Dia moo si nekkoon ak Angèle mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ba altine incha allah ñeenti wax.